am benn thème ak gan goo xamante ni gii dañuy waxtaan ak moom ci thème boobu tey nag du ak mag la ñuy waxtaanee wala kilifa boo xam ne bii dafa nekkoon ci mag ñëpp la ñuy waxtaanee tey maanaam ndax këru diine yëpp ci loolu lañ nekk muy li nga xamante ni lii moom la ñuy wax tasawuf nag lu yaatoo yaatu la lu nit ñi sax am na ñu bari ci jullit ñoo xam ne dañ ko réere ba tax na jaadu na tey ñu waxtaanee ko yaatal ko ba ñëpp mën koo xam surtout ñi nga xamante ni ñii ñoom ñooy ndaw ñi man mi di wax ak yéen may seen mbokk Bocar Alpha Kane nekk ci plateau bi tey ak sunu gan muy Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba nekk président association islamique pour servir le soufisme association boo xamante ni bii ñu ngi ko taxawal ci atum 2015 te këru diine yi Sénégal yëpp bokk ci Serigne Mame Cheikh maa ngi lay nuyu. jërëjëf Boubacar Kane maa ngi lay delloo nuyu. waaw di rafetlu sa teewaay fii ci suñu studio bi ak ci pour mën a waxtaan ak ñun fii ci lépp li nga xamante ni moo aju ci tasawuf balaa may xuus di jox kàddu gi Cheikh Tahir Fall bi nga xamante ni moom ci kër gi la bokk. ñu bàyyi la nga nuyoonteeg auditeurs yi. bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmi din allahuma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli gannaaw bi sant yàlla julli ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu auditeur yi nga xam ñooy suivre i rajo waaye ngeen baal ma rek ñu nuyu ziyaare mbokki jullit yëpp waaye di ko commencé ci suñu xalifa généraux yi ndax ni nga ko waxee AIS dafa boole tarix yi nekk Sénégal yëpp murid xaadir tijaan laayeen ñëpp donc ñu ngi nuyu jiital sëriñ Mountakha Mbacké xalifa général mu yàlla na fekk te wér noonu la ñu nuyoo tamit sëriñ Mbaye Sy Mansour xalifa général de Tidianiya yaakaar naa dañ mën a yóbbaale ñi des ñëpp ndax xëy na duñ mën a lim lépp di am mbégte lool kontaan nag ñëw ci rajo bi nga xam ne rajo Sénégal yëpp la ngir fas yéene fi def waxtaanu gàtt incha allah waaye di nuyu tamit seen directeurs yi di sunuy xarit ñoo xam ne yàgg nañoo ñoom ci yeneen organes yoo xam ne booba ñëwaguñ fii ku mel ne DG Mamadou Ibra Kane ak Alassane Samba Diop vraiment sunuy xarit yàgg ànd ak AIS yàgg leen a jàppale yàgg leen a encadré ndax xam ne mooy saytu mboolem patrimoine suuf bi mag ñi baax ñu bàyyi di nuyu tamit Cheikh Tahir Fall mi nga xam ne macha allah tabarakallah moo ñu dalal ci émission bi di jàmbaar di sëriñ daara di koo xam ne wax dëgg yàlla macha allah xam-xam bi leer na fasaxa na yàlla na ko yàlla dëgëral di ziyaare ñëpp di ñaan yàlla ñu dugg ci weeru koor bi bismillahi rahmaan dugg nañ ci yàlla ñu jigéen alhamdulillahi rabbil alamin yàlla nangu ci suñu koor jërëjëf Mbacké Cheikh Tahir Fall maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay. ba bàyyi la nga nuyoo ak auditeurs yi et puis introduire thème bi. waaw tasawuf nusallimu aleyk nag. kalaam al-Hassani. kalaam al-Hassani. ñu ngi lay delloo nuyoo Bocar. di la jaajëfal ci taxawaay bi liggéey bi. liggéeyal mag ñi mooy liggéeyal lislaam. mooy liggéeyal diine mooy liggéeyal réew mi. mooy waajal ndaw ñi. mooy defar leen ba ñu am yóbbalub xam fi ñu war a jëm ak nañ fay demee. di am mbégte tam dalal suñu wëllëre suñu sëriñ Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba sëriñ Baara Cheikh Ahmadou Bamba. pour ñu ko xamul ñu xamee ko noonu nii tey njabootu Cheikhul Khadim ñoo fi ñëw waaye dafa ñëw teewaaleel nag këri diine yëpp. waaw këri diine yëpp ndax moom day yëngu ci ndonol mag ñi góorgóorlu ba waggar ba ñu répertorier ko téye ko waaye góorgóorlu ba di tasaare orientation yi ciy juddoo nit ñi di ko mën a jariñoo ndax am gu mu am solo kon loolu lu am solo la tasawuf ñi gën a orthodoxe ci ñu koy waxtaane ñi gën a orthodoxe ñu waxtaane tasawuf dañu wax ni mi ngi xotti koo ci ceeru lislaam ndax lislaam ñetti xaaj la iman islaam ihsaan imaan bi mboolem xam-xam bu jëm ci wàllu aqida ak fu mu aqida dafay dugg ci buntu imaan islaam bi mboolem xam-xam bu jëm ci wàllu sharia ak fiq ak la koy doxal ak muamalaat yi ak ibadaat yëpp dafay dugg ci buntu islaam ihsaan nag mboolem xam-xam boo xam dafay jëm ci wàllu xaalu nit ki wàllu defar bakkanam wàllu setal ko ba mu mën a jëfe lislaam ak imaan dafay nekk pilier waaw dafay nekk was wi nga xam ni ca la tasawuf di reposé wu kon waxtaane tasawuf bi mufradin anil islam mënta nekk da ngay wax ne hada muslimun suufi mais mënee suta nekkub suufi te nekkoo jullit te nekkoo benn fóore nekk kaang nekk fóore mag ñi nekkoon ay suufi tasaare tasawuf ci réew bi yëpp dañoo njëkk na nekk ay boroomi xam-xam
njëkk na nekk ay boroomi alxuraan njëkk na nekk ay liggéeyalkati yàlla waaye tànn yoonu suufi yu comme manhaj tànn yoonu suufi comme manhaj di ko dund kon bu boobaa liggéey boobu lu yaatu la diggante tasawuf démb ak bu tey ab liggéey war na fee nekk ndax tey tasawuf mi ngi dellu gannaaw moom ci boppam nam meloon melatu ko la ca doon sóob nit ña sóobati ci bundi diggante ummal islaamiya ak déggin wi ñu war a am ci tasawuf ab liggéey war na faa am léeg-léeg déggin wi day tukkee ci ñi représenté tasawuf léeg-léeg déggin wi tukkee ci ñi koy jéem a jàng te xamuñu fañ koy jaar ba jàng ko léeg-léeg déggin wi tukkee dëgg réeroo gi tukkee dëgg-dëgg ci réer ak ñu ko xamul di ko digal réer ci mooy réer gi mooy réer donc yooyu yëpp ay liggéey la yoo xam ni sëriñ maam Cheikh nga xam ne suñu sëriñ la waaye suñu rakki daara la mi ngi def ay jéego yu am solo ci loolu ñu ngi koy gis bés bu nekk mu ci yëngu di ci sonn lu jaadu la nag ndax surtout Cheikh Ahmadou Bamba bu yëngu ci tasawuf di ci yëngu di ci def loolu moom daana jën wuy féey la rek jën wuy féey moom jërta wax li ci am solo mooy ñu déglu ko mu wax ñu loola nu mu créé woo la mu ca jot a def. jërëjëf kon justifié sax mbooloo moom ci boppam. kon sëriñ Maam Cheikh dégg nga introduction boobu nga xamante ni bi Cheikh Tahir def na ko. kon laaj bi samp bi njëkk. mooy maa maanaa tasawuf maanaam tasawuf mooy lan. jërëjëf Bokar macha allah tabarak Cheikh Tahirou kii introduction bi nga def am na solo trop ci leeral fan la tasawuf jóge ni nga ko waxee noonu la. yonent sallallahu alayhi wa sallam ci moom la li ñu mën a tuddee tasawuf jóge xëy na baat bi gannaaw bi la sosu waaye li nga xam ne fa la tasawuf di dellu mooy fa imaan dellu fa islaam dellu ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam daa toog bis xadis boobu xadisu Omar bi yaakaar naa ñëpp xam nañ ko ñu bare bari jànkat yi Jibril alayhi salaatu wa salaam ñëw te boobu nit ñi sax xamuñu ne kii Jibril ndax melokaan doomu aadama la yor ñëw jël ñaari bëti oom yi rukk ko ci suuf ba mu jegee maanaam ñaari bëti oom yonent sallallahu alayhi wasallam mu laaj ko lan mooy imaan mu wax ko mu laaj ko lan mooy islaam mu wax ko mu laaj ko lan mooy ihsaan mu ne ko an ta'budallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mooy nga jaamu yàlla da ko laaj ihsaan mooy rafetal imaan pour leeral mbokk yi déglu mooy ni ñu war a gëmee yàlla ni ñu ko war a gëmee mooy gëm yàlla am na gëm mooy yonent sax gëm téere yi gëm lépp loolu mooy imaan islam mooy ni ñu koy pratiquer fiqh mooy jàng julli woor aj màkk natt asaka yooyu xeddi mel noonu loolu fiqh moo koy jàng mooy loi juridique yi ñu ko waxee la ci des mooy ihsaan mooy rafetal gis nga kon diine l'islam maanaam ni nga xam noonu la matti sëkk ndax daa wutal li ñu mën tudd rafetal bu ñu ko tuddee kër gi da nga war rafetal bureau bi da nga war rafetal wax ji daa war rafet jëf ji daa war rafet jaamu yàlla daa war noonu nga xam ne lu ci ne day laajee ak rafetal noonu la l'islam fàttewul loolu moo tax bi mu ko laajee imaan kese laaj ko islam kese daa ñëw ne ko lan mooy ihsaan mooy rafetal mu ne ko mooy nga jaamu yàlla mel yaa ngi ko gis donc kon dañuy jàpp ne lépp lu waay di rafetal jëmale ci adduna bi wala jëmale ci kaw ni univers bi yàlla moo ci gën a yàlla moo ci gën a yey ndax booy bàyyi xel doomu aadama yi ci ni ngay rafetal say wax bañ bëgg la ngay bàyyi xel société ni ngay rafetal say wax bañ bëgg la yaakaar na yàlla mi la sàkk ne la nga jaamu moo ci gën a yàlla gën ci yey moo tax inna allaha yuhibbul muhsinin yàlla daa bëgg waaye rafetal ni yontu sens daan dem ba ne yàlla bind na ak rafetal du ko bind lépp inna allaha katabal ihsan ala kulli shay'in maanaam bu ngeen di rende sax ni ngeen rafetal ni ngeen rende dégg nga gis rende ñaaw yi ñuy rende donc kon loolu mooy ihsan mooy rafetal nag sa biir la war a njëkk mooy nit ki dafa am ñaari wàll mooy li feeñ ak li nëbb loolu tasawuf da ko jàngale xëy na damay tënk rek waaye loolu moom tasawuf da ko jàngale boo demee ci Masaalikul Jinaan téere bi Sëñ Tuubaa ji bind ci wàllu les itinéraires du paradis dajaa ñëw jàngale loolu maanaam jikko yi nëbb ak yi feeñ nga xam ne tasawuf moom lay ñëw opéré ko ci nit ki raxas ko mu set wicc ni nga xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam Jibril alayhi salaam fekk na ko bi muy ndaw mu ñëw fekk mu foog ay xale ñu ndaw maanaam mu jub ko rek ndaw yi daal di daw mu yonent Jibril jàpp ko te boobu xamuñu kan la xar dënn bi opéré ko jël xol bi raxas ko mu set wicc dugalaat ko te boobu li mu ci doon opéré mooy jikko ay rasail jikko yoo xam ne yu doomu aadama mënut la wane la te nit ñi duñ ko gis waaye yow yaa koy dund te loolu bu deñut ci yow day yàq ab société mooy hypocrite mën naa ko tënk rek hypocrite ci la bokk hypocrite yaakaar naa ñëpp xam nañ ni mu doy waar mooy di wax ak nit ki fekk nit ki li nga wax gëmu ko muy wax ak li muy wax gëmu ko loolu day yàq société mooy naafeq mooy daan am réew donc jikko yu mel noonu ak xeet yu mel noonu loolu la tasawuf doon dindi kon moo tax bu ñëwee ci ihsaan boobu nga xam ne
moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Jibril laaj ko ne ko lan mooy ihsaan mooy rafetal mu ne ko nga jaamu yàlla mel yaa ngi ko gis ndax yàlla boo ko bàyyee xel àq ne mi ngi lay gis rek boo ko bàyyee xel bokk di muraqaba da nga lu bare bare da nga ko bàyyi xel mooy sa biir sax ngay jëkk defar ndax yàlla moom li mu wax rek yonent sans wax ne yàlla xoolu seen jëmm yi xoolu seen melakaan yi waaye walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum li muy xool mooy xol lay xool doomu aadama dañuy jugé ko mais yàlla xol lay xool donc nag tasawuf nag foofu la jógee kon ci ihsaan boobu nga xam ne maanaam mooy rafetal ci la nag ñoo ñuy tasawuf ñëw ñi nga xam ne ahlu aqida mooy tawxid waa tawxid dañoo ñëw fekk imaan ñu wutal ko xam-xam boo xam ne xaq aqida lay doon maanaam wutal ko ay pàcc wutal ko lu ne boo demee ci yeneen école yi sax dañoo dem ba xaaj ko ay xaaj donc taqsim ko donc noonu la islam tamit fuqaha yi noonu lañ def fuqaha yi dañoo dem ci l'islam wutal ko maanaam xam-xam muy fiq boo ci duggee gis nga ahkaam yaag usul yaag ak la ci aju lépp ak yee ci maanaam yéen ci yoonal ak yéen ci dolliwaat ak yu yëpp gis nga ko ci donc ihsaan kon mu nekkoon mbir moo xam ne xëy na tumuranke woon na ndax iman am na ñu ko taxaw lool mooy waa ñi nga xam ne dañuy wàllu gëstu wàllu aqida bind nañ ci ay téere donc nga ñëw islam tumurankewul ndax am nañu ko taxaw fuqaha yaa ngi fi bind nañ ay téere mais ihsaan nag moo desoon ihsaan mooy rafetal ni mu ko tënkalee ci olof kooku la kenn amuloon ñu ko wutal aw yoon yontu sansam jàngal na ko wane na ko waaye ñu ñëw saytu ko gannaawam ba wutal ko tënkaat ko ab xam-xam boo xam ne da nga koy teg mu lay segg nit ki di ko defar ba mu set wicc defar xol bi ci biir ak ci biti loolu moom manqué woon te yontu sansam jàngaloon na ko nag lépp ndax xam-xam yi nga gis yëpp ci yontu sansam la jógee donc foq yi donc borom xam-xam yi daan def mushahidun yi dañ def ijtihaadaat waaye lépp nag day delluwaat ci base ba ci njàngale bi yontu sallallahu alayhi wasallam donc kon ihsaan foofu lañ jëlee xam-xam boobu tuddee ko tasawuf mooy ilmu tasawuf boo demee ci fu mel ne Masaalikul Jinaan Sëñ Tuubaa da koy leeral al ilmu yanqasim inda al ilmu munqasim loolu la Sëñ Tuubaa wax dafa wax wasaani fa awwalun takallum wasaani ta'arrufun la tunkiran bayaani effectivement loolu la Sëñ Tuubaa wax ci boo demee ci maanaam Masaalikul Jinaan mu leer nañ ñi mu wax ne xam-xam dafay séddale ko ñaari xaaj xam-xam bu njëkk bi mooy xam-xamu zaahir xam-xam mujj mooy xam-xamu baatin mu ne xam-xamu zaahir al muslihu lil a'maali mooy yéwénal maanaam li ñu tuddee jëf yi acte yi al muslihu lil ahwaal waaw bii nag al muslihu lil ahwaal mooy jëfandal mooy yéwénal biir gi melokaan yi nekk ci biir te doomu aadama mën na ko gis mu ne bu njëkk bi ñu ngi ko woowee fiqh bu mujj ñu ngi ko woowee tasawuf lañ ko woowee donc kon tasawuf kon liñ ko mën a tënk rek mooy dafa ñëw ni ngay defar sa aqida ba gëm yàlla subhaanahu wa ta'aala doo ko bokkaale kenn di pratiquer ba ni la yàlla digal nga di ko defee niñ la ko sharia digalee tasawuf daa ñëw nag ngir renforcer pour nga rafetal mooy génne ngistal riya yooyu nga xam dafa nekk ci biir al ujb yooyu nga xam day nekk ci biir waa al kibriya rëy yaa ngi may dégg xool di mel noonu loolu la tasawuf ni ñëw nag pour dindi ko ci yow mu set sa diggante ak sa borom waaye doomu aadama te nga wan leen melakaan wu rafet jikko axlaaq yu rafet yu tey yu sell mooy ba ci jiit nag mooy am ci ñoom yërmande donc kon tasawuf loolu lay def te loolu gën ci misaal boo xoolee suñu réew mi di Sénégal damay wax ne mag ñi daanaka kuñ la ci tegal rek tey bu ñu tegul Sëñ Tuubaa image yow mësoo gis waaye image bii daw sa bopp mooy kii de ku baax loon kii de ku amoon yërmande loon kii de ku tabe loon kii de ku xajoon julli ñëpp la kii de ku daan ñaanal sax ñu gëmul yàlla subhaanahu wa ta'aala loolu jikko yi mooy njëkk daw sa biir bopp bi Seydi Hadji Malick bu ñu ko tegalee loolu mësoo ko gis da ngay njëkk a gis si moom mooy jikko yu axlaaq yu sell yooyu maanaam daawut fayonte daawut dóorante daawut xaste daawut ŋàññee waaye nekkoon na ku mën a jaamu yàlla koo xam ne kurus gi rek ngay gis naka noonu tamit maam Abdoulaye Niass Sëñ Ceneba naka noonu Boukounta Ndiassane naka noonu Cheikh Sadou Abi kuñ la ci wax ci Serigne Sos rek yow li ngay njëkk imaginer moom doo xool lenn luy violence luy nekk ci moom doo xool lenn loo xam ne maanaam ay gàkk-gàkkal wala da ngay xool jëmmoo ab jaamu ko te yàlla waaye xool ku am yërmande ci moom donc loolu mooy tasawuf jikko yu ñoom lañ jaar ba tey ñu sangu jikko yu lañ jaar ba tey l'islam alhamdulillahi rabbil alamin mën naa wax fii ci réew mi di Sénégal tasawuf bi ñu dund sax tey dañuy wax ne moo ñu sauvé tey bi nga xam ne monde islamique bi jaxasoono terrorisme jug fu ne jug ci réewi naar yi gis na réewi naar fenn amut maanaam jàmm gis na Yaman la fa xew gis na Arabie Saoudite la fa xew gis na Égypte la fa xew gis na fépp la fa xew donc bi ñu ihmaalee bi ñu neenalee xam-xam bu mujj bi la xam te mooy rafetal bi ñu ko neenalee maanaam négliger ko bokk boo leen ko seen i mbir lu dul ne tawxiid rek ay fiq rek far ñu fàtte rafetal ci la yooyu yëpp dugg jàngoro yi daal dugg ci seen biir rek moo tax da ngay fekk borom xam-xam yu mag ci seen réew yooyu mag loolu bari xam-xam lool waaye daanaka day téere boo ko di liir day dal ci kaw ñeneen ñi di ŋàññi
maanaam téere yi boo ko lire day radical waaw effectivement rapport de force lay doon rapport de force yooyu donc loolu nga gis seen réew loolu rapport de force yooyu wala nag yooyu terme yooyu nga xam dafa radical dafa nangam yooyu bu ñu ko jàngalee ci école yi rek mooy indi tey li ñuy extrémisme religieux moo ko indi tey donc moo tax nga gis fu mel na Mali gis nga la fa xewoon gis na Siraj ne jékki-jékki jug ay xale rek jékki-jug daan bokk xaram daan ne dañuy àtte loi islamique la ñu indi gis na Daesh gis na la fa xew jékki-jékki rek daal di jug daal def lu mel noonu te pourtant dañ ko gëm ay gëm-gëm la yoo xam ne dañ ko gëm seen école jàng ko seen bi école donc nag dañoo neenaloon fàtte woon jaanib bi wàllu wi nga xam mooy ihsaan mooy rafetal gëm ne jaam ñëpp yàlla moo leen sàkk da ngaa war a am ci ñoom yërmande waaye da ngaa war a baale da ngaa war a muñ da ngaa war a def yooyu nga xam ne as sabru yu yëpp nga xam ne tasu patience nga xam tasu da koy jàngale loolu nag moom manqué ci ñenn moo tax am benn laaj bu gàtt nag ci parce que comme mi ngi ci asl bi ci cosaanu mbir mi baatu tasawuf bi lu ko ci dugal pourquoi lu tax ca njëlbeen wooyuñu ko ihsaan rek pour mu leer ndax ihsaan xam nga ñëw na ci alxuraan yaa ngi tudd ay aaya inna Allaaha yuhibbul muhsinin et cetera et cetera donc lan moo ci indi tasawuf waaw xam nga moom la ñu wax xam-xam dañoo mu samayaat yi li ñu ma tuddee asmaa yu amul solo li ñuy tuddee mooy tur yi tur lislaam du ci sukkandiku jekki-jekki naan tur yu amul doon jëme yoon sens rek kon tur yi waruñu ko am loolu lislaam du sukkandiku ci loolu critique la bu ñu def ci tasawuf waaw gars yi dañu ko def waaye ñi xamul loolu dëgg la waaw ñi xamul ñoo ko sëñ Maam Cheikh waaw dëgg la loolu mais soo xoolee lépp lislaam liñ koy tuddee tey tudd ñu ko woon ci jamono yonent bi effectivement xam nga tey ñu ngi jàng ilmu usulul fiqh ilmul usul amul woon xam-xam bu ñuy tuddee ilmul usul ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam effectivement mais mabda'u usul ay principe am moo fi nekkoon maanaam xam-xam bi ñu koy jëfandikoo mën na fee nekk ilmu tafsir tey nii du woon ab xam-xam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na usulu tafsir qiraat am na ilmu rasm am na ulum yu bari yoo xam ni évolution histoire moo ko jox tur jox ko indépendance mais dafa nekkoon benn fànn ci biir xam-xamu diine maanaam saxaaba yi seen xam-xamu diine dafa matoon soxlawuñu woon tasawuf ak fiq fii tasawuf fii soxlawuñu ko woon parce que ñoom dañuy booleendoo lépp benn ñumm la woon jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy xaaj ci xaaj googee tam xaaju njàngale la waaye ba mu noppee li imam Ghazali wax nee na loolu taqsim boobu taqsimu ajza la imam Ghazali mooy wax nee du taqsimu jawhar mooy nga ni Bokar Alpha maam Cheikh Mbacke Tahir Fall xam nga loolu taqsim ñett ñu bokkut lañu dëgg la waaye taqsimu ajza mooy nga ni man sama jëmm ji tànk bi loxo bi ay cër la yu bokk ci man benn nekku ci amul ci jëm nekku boppam tasawuf amul nekku boppam bu ko imaan jiituwul waaw islaam jiituwu ko ihsaan du am sens waaye ihsaan itam bu amee te imaan amul du am sens effectivement ñetti ñooñu dañuy ànd boo gisee bi wax ji bi Jibril de demee ba dars bi jeex yonent bi daf ne leen innahu Jibril ataakum yuallimukum diinakum maanaam ataakum yuallimukum laysa al ihsaan wa laysa al iman wa laysa al iman jàngal si wu leen woon tasawuf jàngal si wu leen woon aqida jàngal si wu leen woon islam da leen doon jàngal si seen diine mi dajale ñooñu ñëpp donc tur yi moom évolution moo ko indi waaw comme ni évolution indee baatu fiq bii sax ñuy tudd nii baatu fiq bii sax boo demee ci alquran li qawmin yafqahun laallahum yafqahun jubluwu ci baatu fiq biñ ci jublu ñun fiq liñ koy taarifee mooy maarifatul ahkam alshar'iyya min adillatiha tafsiliya loolu mooy fiq ci ñun maarifatul ahkam alshar'iyya min adillatiha tafsiliya donc la jurisprudence waaw mooy jurisprudence mooy le droit islamique mais boo demee ci biir alquran fiq foofa mooy dund yàlla fekk dañ ko doon tuddee ci jamono jooja jamono taabi'una yeeg ñoon ñu ngi ko daan tuddee al fiqhul kabir li ñu bëgg a wax foofu mooy tur wi moom werante ci daanaka ñàkk objectivité la ñàkk xóot la ci analyse mais ki xóot ci analyse du werante ci tur wi mais ñi nga xam ne ay muslihuna nag bi ñu ñëwee dañ ko boolewaat comme Cheikh Ahmadou Bamba mi ñuy wax ni effectivement bi mu indee ñaari xam-xam yi pare daf ni déedéet nag amu leen droit choisir amu leen droit ni damay nekk suufi justement parce que amu leen droit choisir gis nga ni ñu ko tasee nii waaw day indi choix parce que day nekk ay mustawa ay niveau waaw da nga naan man gëm naa yàlla waaw jullit laa waaw yem foofu waaw te su boobaa day baax waaw loolu la ñuy tuddee taqsim ajza xam nga taqsim pédagogie kenn waru ci sukkandiku ba teqat la yu teq xam nga Cheikh Bamba daf ni koo xam ni dangaa jël te loolu sax daf ko delloo ci imam Malik daf ni koo xam ni dangaa jàng fiqh di ko jëfandikoo te gëmoo tasawuf zindiq nga koo xam ne axe bi nga def faasiq nga
daal di ne ki bëgg a nekk war a nekk kilifa ci diine nag mooy ki boole ñaar yi kooku lañu war a topp waman li fiqhin wa tasawufin jama fa huwa alladi xuqa lahu an yuttaba axraja dal xukm al imam maliki rahimahu radiya anhu al malik donc boole tasawuf ak fiq mooy delluwaat ca usul yi boolewaat iman ak islam ak ihsan delluwaat ci sànn kese donc kuy wuyoo tasawuf te toppatoowul fiq toppatoowul iman nekkul ci njub déedéet kuy wuyoo yooyee benn ci yooyu te toppatoowul tasawuf itam nekkul ci njub donc il faut ñu boole yëpp te kon léegi jullit bi kon moom bu gëmee ba pare nekk jullit kon yoon li nga xamante ni ci la war a jëm mooy il tend vers al ihsan mooy tasawuf effectivement loolu mooy objectif mooy rafetal gi mooy li ma njëkkoon wax ci loolu njobbaxtal c'est-à-dire tasawuf njobbaxtal la xam nga bi mu lay définiral tasawuf maam Cheikh tudd na ko néewu la daf lu bees la néewu la lu am ay daf ni la an taabudallah taabudahu bil imaani wal islaami mais xaal bi nga koy taabuda ka annaka tara an taabudallah xam nga waxoon na allah waxoon na la ko kon an taabudallah mooy an taataqida fii nga am ngëm gu baax ci moom maa ngi làkk arab yi bari ñu baal ma ko nga am ngëm gu baax ci moom waaye nga jaar ko ci tëral yi mu tëral ci lislaam waaye boo koy def xaal bi nga koy defee la ihsaan di lijjanti ka annaka tara dafa mel ni waaw parce que cas bi mooy comme si tu le voyais effectivement donc ni ko Oustaz Tahir waxee léegi AIS ki Sénégal waaw nu ñu dema dem ba ngeen taxawal association bi mu taxawee ak 2015 ak surtout lan moo tax ba ngeen yëg ni war nañu taxawal kuréel gu ni mel macha allah kon jërëjëf kon yaakaar naa li ñu doon junj tasawuf rek leer na surtout Oustaz Tahir gën na koo leeral macha allah tabarakallah bu ko defee ñu ñëw ci ñaareel pàcc bi te mooy AIS li tax ngeen wooñu donc nañ bàyyi xel ne tasawuf bi nag bi ñu doon dund léegi moom la alhamdulilah moom la magi Sénégal yëpp doon dund loolu ñun dimbali Sénégal chance bi ñu am mooy mag ñi fi nekk ñëpp tasawuf lañ doon dund boo demee ci réew naa da ngay gis ñoo xam ne ñii chiite lañ ñii sunnite lañ ñii nangam lañ comprendre nga boo demoon Yaman tey loolu fa am Égypte loolu fa am feneen loolu fa am mais yàlla ñu dimbali ñu Sénégal depuis ñoom Serigne Touba Seydi Hadji Malick ak ñi fi jaaroon ñoom ñëpp mag ñi tasawuf lañ mas si woote mooy seen yoon bi nga xam moom méthode bi nga xam moom lañ daan yare moom lañ daan jaamu yàlla subhaanahu wa taala donc kon loolu sax gën nañoo gën a jàppale gën nañoo dimbali bi nga xam ne jug nañ bay taxawal AIS mu yomb lool donte nag ñi nekkoon ci biir tarixa yi xamuñu woon loolu sax xamuñu woon loolu ndax ñu bëree bëri bu ma saan tudd tasawuf dañuy jàpp ne mbir la mu doy war mu xóot moo xam ne maanaam waaw suuf yanke daa xóot lool benn fekk ay xalaat ay jikko la rek mais nit ñëpp ñu bëri loolu looluy xalaat mais ay étape la ndax parce que bakkan dafa bëgg lu neex bakkan dafa bëgg bànneex dafa bëgg lu bare donc boo ko dee yar ci yooyu ñu wax léegi nga xam ne da ngay mën a di muñ maanaam di sikkar di jaamu yàlla xeet di mel noonu maanaam soxoon nga génn ko sa biir xol bi comprendre wax xeet di mel noonu nga xam ne yooyu bu amee rek ak gistal léeg-léeg nga dégg ñu ne dafa dëddu àdduna waaw dafa dëddu yooyu yëpp zuhd yooyu yëpp ci la bokk su fiyanke loolu yëpp ci la bokk mais dëddu àdduna parfois du jàmm nag de dëddu ci ay façon rek ndax dëddu tamit loolu borom xam jàng lañ ko bu fekkee dañ laa soxla moom ci société bi waroo dëddu borom xam bu ñu soxla ci société waaw dëddu sax aayu dëddu maam Cheikh waaw dee su ko def ci màdd dañ ko def ci xol effectivement az-zuhdu zuhdul qalb waaw dëgg la am na ku téye àddina di ko doxal ngëpp ko di ko gérer te gëmu ko àddina moo ko gëm moom mais moom gëmul effectivement am na ku ñàkk àddina te àddina rek la gëm am na ku nekk ci àll ba ñàkk àddina lool boo ko gisee yërëm ko te àddina doo nga lay rêvé am na ko yore àddina te gëmu ko donc affaire bi da ngay travailler sa xol ba mu wékku ci yàlla mu wékku ci surtout a yakuna qalbuka mutaalliqan billah comme ni ko def naa kenn ci ñoom la ba ma jóomee nga wax ma ko def naa benn Abu Yazid al Bastami laa dafa nekk ci bitig bi di teel nii di xool marchandise yi benn taalibeem fekk ko fa nii ko sëriñ bi man da jombi naa kañ nga bëgge àddina nii mu ne ko al qalbu al jismu fi l xaanuut wal qalbu fi l malakut al jismu fi l xaanuut wal qalbu fi l malakut loolu mooy kii bi maam Cheikh dañu bëggoon waaw comme dajale nañu kii yu Sénégal yi waaw station boobu jéego ñu jot a def dafa am kuy woote nañ ko jël jël casque bi salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waa grand na leen def waay sant yàlla Adrien Faye allo waaw yaa ngi ñu dégg bismillah man la Adrien Faye waaw ci suba damaa woote woon boobu
waaw kon boo defee. ñu ñëw rek kon ci li tax AIS ñu taxawal ko. waa kay ñu taxawal ko mooy kenn ku ne weerantuwul ne monde islam dañu doon dund li ñu mën tuddee maanaam extrémisme religieux lañu doon dund. boo xam dem na ba yóbbuñu ci. boo xoolee ci terrorisme li ñu mën tuddee terrorisme. loolu demoon ba ci réewi naar yi réewi islamique yu bare tas nañ te loolu mi ngi tàmbalee depuis 11 septembre boo xoolee 11 septembre bi ñu gars yi ñoo xam ne ñoom benn laa dañ ñoo laal affaire rek donc ci dafa mel ne adduna bi dafa changé waat bouleversé waat donc bu jamono yooyu gis ngeen ne réew yu bare ñu commencé am ay jafe-jafe am ay problème ba ni nga xam ne noonu lañu accès ba ay 2011 2012 mu gën a laal Afrique mu laal leen te en général ñi nga xam ne ñoo daan indi lu mel di ko porte di ko indi ci l'islam lañ ko daan jaare ci l'islam lañ koy jaare ci école yi lañ koy jaare maanaam ci seen jàngale yi wala ci seen xutba yi wala xeet du mel noonu donc loolu nag wax dëgg yàlla xawoon na dugg na Afrique bu baax a baax ngeen xoolee ni ma ko waxee léegi ay Niger ay Nigéria jaar ba ci Côte d'Ivoire jaar fu bare fii l'islam nekkoon daanaka ñooñu lañ doon maanaam tuumaal baaram tuma ñooñu lañ joxañ ne leen yéen a fi indi terrorisme yéen a fi def nag donc ñun tamit bi nga xamee ne ñun tamit wax dëgg yàlla ci ñu ngi woon ci mbir mi tamit di ci yëngatu ci liggéey su rawatina bi Facebook bi doog a xew nga xam ne daanaka ay 2008 yooyu jëm 2007 yooyu xëy na lu ko gën a arrêté ginnaaw sax am na ñu daan jëfandikoo moyen de communication. mais ñun dañ cee nekkoon digg ci biir di xool bi ñu xool gis nañ ci ñoo xam ne ay arabisants lañ. mais gis naa ci ñoo xam ne ay sénégalais lañ mais ñi ngi nekk Arabie Saoudite ñi ngi nekk Libye ñi ngi nekk feneen mais gis naa li ñu bind daal dafa mel ne dañuy soññi seen i morom ne leen kon bu ngeen jàng bi ñëw da ngeen war a def daawa li ñuy tudd daawa mooy ñëw yeesalaat diine ñoom loolu ñu tuddee seen école yi loolu ñu tuddee ndax boo xoolee monde islamique ñetti école ñoo fi am des fois moo ko sax nga gis gars yoo xam ne dañ ne ci kii waaye boo xoolee ñetti école daanaka ñoo fi gën a dëgër fi ñu toll muy sunnit yi ngay dégg salafis ak chiite ak tasawuf ñetti école yi daanaka ñoo fi nekk donc ñoo fi nekk fi toll actuellement ci monde islamique boo gisee ñaar ñi ñi ngi xëccante baatu mbubb di xeex di reyante boo demee Yaman chiite sunnit rek ñoo fi xeex donc loolu mooy nekk boo demee feneen loolu fi nekk donc nga xam ne monde islamique jaxasoo na ci wàllu mel noonu ba mu des ñooñu tasawuf boo xoolee printemps arabe bi sax fi mu gënoon a laal réew yooyu daanaka mooy yi nga xam ne dañoo xaw tasawuf dafa gën a tumuranke mais réew yi tasawuf gën a am solo fu mel ne Maroc doon na xaw yëngatu waa tuuti rek waaw ci révolution arabe printemps arabe bi. waaw printemps arabe woon na tuuti waaye après dafa dal parce que ñoom tasawuf la ñuy dund. tasawuf Maroc la ñuy dund Algérie gi tamit kasaalika ñoom loolu la ñuy laal waaye réew yi nga xam ne laalu ñëwoon tasawuf yëpp daanaka réew yooyu dafa daal di màbbu ci sens donc loolu ñun bi ñu ko gisee nag ba pare ñu gis ne Sénégal gars yi teg nañ ko gët raaw naar yëpp Sénégal lañ teg gët ndax gis nañu 95% musulman ba pare ñu bëgg diine donc war naa nekk réew moo xam ne ñoom seen gis-gis tasawuf la ñuy dund tasawuf ñoom ni ñu ko gisee mooy baaxut ñoom loolu la ñu gisee tasawuf nañu waxoon dëgg li may wax ni ku pare mën ngaa lire téere mën ngaa gëstu donc loolu ñoom loolu la ñu gisee tasawuf donc ñun ñu gis ne wax dëgg yàlla kon maanaam xoddi ko bala ngaa lakkale bay ci sawu tànk ñun am na menace boo xam ne mi ñu laal si te menace boobu bu ñëwee mën naa bañ a laal état mën naa bañ a laal kenn waaye ñun suñ diine lay laal donc ni nga gis Mali gars yi ba ñu fa duggee demuñu palais ba demuñu gouvernance mais dañoo dem Tumbuktu ay nit yàlla ñoo fa nekkoon ay mutasawwif ñoo fa nekkoon donc foofu lañ dem daaneel ko màbb ko war na ni dañuy jaamu ay xërëm dañuy jaamu nangam patrimoine mondial ba waaw yëpp ñu kii ko salfaañe ko donc yooyu yëpp ñu gis ko ci réew yi naar gis ko ci Afrique ñu ne nag jot na sëkkoon ñun ñi nga xam ne ay nit tasawuf lañ di ko dund te suñ maam yi nekkoon fii daan dund tasawuf bàyyee ñu ko ba sax yemuñ ci loolu sax mais dañoo ñaan ñoo xam dana ñëw seen ginnaaw pour aw loolu donc kon jot na sëkk nag balaa état di jóg wala kenn di jóg naan terrorisme ak naan nangam ñun ñu jéeg teel a jóg nag saytu suñu bopp. kon da nga bëgg a wax ni tasawuf forme de résilience la contre les courants de pensée effectivement maanaam ak fego la ak fego si alternative arme la yooyu jox nit ki dëgg la muy jóge ci biiram di ko créer genn mana azatiya effectivement di dëgëral biiram balay jóge ci biti di wàll ci te ay xalaat yoo xam ne dafa mën a màbb pas-pasam màbb ay jikkoom màbb ak déggoom ak i bokkam mu man ñoo waajal ba loolu bu ñëwee du moo song surtout kon bu fekkee loolu la moom maam Cheikh jàpp naa bu fekkee loolu la état bi ak mbooleem ku Sénégal ñor waroon naa jóg jàpp ci liggéey bi ci lu wér ndax kon léegi dootul nekkati dimension rek ay xeexal tasawuf nag mais kon dafay nekk benn enjeu national dëgg la enjeu avenir u dëkk bi parce que ku nekk ci ihsaan du rey ay nit liggéey naa ak communauté européenne ci benn étude
gëstu bi daf doon nekk ci courant de pensée yi dugg yi nga xam ne dafa am violence fan lay jaar ba dugg ci suñu réew yi en réalité daara yi ci ëpp tey sàggane gi ñu leen sàggane tax na ñoom dañuy dem wuti ji ay financement bitim réew Allah ci leer bu ñu demee wuti financement ña leen di jox financement dañ leen di joxaale programme waaw programme yooyu ñu leen di jox li gën a rëy ci lim ñuy wàññi benn mooy istiqraar bi ñu war a am ñun suñu biir ci wàllu diine dañu koy xal day Sénégal dafay nekk léegi théâtre xëccooy tayaaraat fikriya yooyu pensée yi waaw day nekk théâtre xëccooy ki yooyu pensée yooyu courant de pensée yooyu mais aussi daf ñuy xañ lu ñuy tuddee al aalimu sénégalais le savant sénégalais dañu war a am aalim boo xam ni dafay coller ak suñuy réalité di wax ci suñuy dëgg-dëgg di wax ak ñun ci li ñuy dund mais aalim boo xam ne aalim fii Sénégal la saoudi fii Sénégal aw irani fii Sénégal wala nangam Sénégal loolu tam la indi créé indi beneen affaire boo xam ne mooy ñoom seeni bor dañ koy fay ñoon te suñu yoon nekku ci waaw voilà dafa naa ne man foofu moom sama bor bi may dugg mais dama jàpp ni axe boobu moom kon li muy tekki mooy ñëpp a war a duggoon tey ci combat bi waaw ndax su léeg-léeg nga dégg nit ne surtout bu élection yi di jot ak yooyu ñaan yeetee réew mi effectivement xëy na ñaan yooyu liñ ci jublu mooy tasawuf loolu la mooy yar bi rek ñaan yi ak jàngale mi yooyu yëpp ñu jàngale bokk mais léegi parce que ni nga ko expliqué nii xëy na mag ñi ñu ngi woon ci tasawuf googu waaye suñu jamono ji xëy na tasawuf gi tumuranke na am na changement wala yéen nemmeeku leen loolu déet kay maanaam damaa bëggoon sax àggale tuuti rek pour ni mu taxawee noonu bismillah pour sa sos gi ni mu taxawee noonu kon ci défi yooyu ba xam ne mu àdduna ñu ngi ko doon dund ci loolu lañ créé AIS muy association islam pour le soufisme c'est la première fois sax nit ñi dégg lu mel noonu muy association bu jóg dafa boole tasawuf ndax bu jóg association doomi soxna ngay dégg wala nangam mais bi yoon c'est la première fois Sénégal déggoo mooy pour servir le soufisme moom la ni ma ko wax léegi moom mag ñëpp doon dund dafa mel ne garab soo tasawuf dafa mel ne garab am bànqaas Touba am bànqaas Tivaouane am bànqaas Kaolack Thiénaba Ndiassane fu mag nekk rek bànqaas sa tëx la léegi dàtt ba nag mooy tasawuf dàtt boobu nag di tasawuf bu fekkee ne da ngaa toog ci benn bànqaas mu féete Tivaouane am ku ñëw yor siem di ko dagg mais côté nekku sa côté nga ne sama yoon nekku ca wala bànqaas bu sëpp Touba am ku yor siem ñëw di ko dagg waaye féetu sa côté nga ne sama yoon nekku ca yaakaar naa bu garab gi daanoo bànqaas yëppay daanoo kon jaadu na kon tasawuf boo xam dafa menacé wu ci biir monde boo xam ñu ngi dund muy terrorisme maanaam ñi ngi terrorisme jug na ñi ngi rey nit ñi waaye teewul li ñuy rey nit ñëpp ñi ngi naan tasawuf moom dafay war a jóge te tasawuf mooy seule solution bi nga xam ne ci ihsaan lay woote ci rafetal ci yërmaan lay woote ci jikko yu tedd lay woote néeg lay woote nga xam ne da ngay néega sax rey am melentaan waxuma la ak doomu aadama nga tiim ko di ko rey naan allahu akbar donc tasawuf ci loolu lay woote ngir ñu misaal suñ mag ñi koo ci gis ñi daan jëflaan tubaab bi ku mel ne Serigne Touba mais tubaab yi ni ñu ko jekku lépp yaakaar naa bi mu dellu si ñëpp dégg afawtu ani a'daay turan la wax li wa ci man waaw jéggal naa ñëpp donc forme afu boobu nga xam ne dañ ko doon ci yonent sallallahu alayhi wasallam fa'fu anhum wastaghfir lahum nga xam ne dañ ko doon ci yonent sallallahu alayhi wasallam mooy jéggale maanaam duñu vancé wu duñu fayu te boo gisee réew yi naar yi problème bi am yëpp mooy vancé fayu gi rek fayu gi moo ko waral fayonte seen biir tasawuf nag loolu lañu njëkk opéré yow doo fayu da ngay bàyyi lépp yàlla subhanahu wa ta'ala donc loolu moo ñu dimbali kon ba nga xam loolu mel loolu nag bi mu amee nag ñu gis défi yi nag ni nga ko waxee léegi arabisants yi dugg si ñi commencé école yi commencé ubbi ñii nga xam ne ay financement lañ am ci bitim réew ñëw tabax yi jàkka ak ñi jàngee ci yenn réew ñëw ñu endoctriner leen ñu bàyyi tasawuf jëlaat leneen attantee nag taxaw am na ñoo xam bind nañ ci ay téere sax mi ngi ci biir réew mi Sénégal maanaam arab lañu ko bind donc ak yeneen loolu nag ci lañ wax ne kon ñàkk faydaa ngi foofu nag nga baal ma sëñ ñàkk fayda waaw nit ki am maamam répertorier dund maamam waaw bind ko waaw jàngal la ko yabal la ni la dellu yow xeex ak sa maam maanaam damay wax man xam nga man ceddo la damay wax toujours ni leen man dama am loo xam ne damaa gëm souveraineté c'est-à-dire ñun dañoo am sunuy maam am nañu Cheikh Ahmadou Bamba am nañu Cheikhul Hadj Malick ñooñu dañoo amoon seen manhaj wallaahi am seen gisin bind ko mu leer naan ñi ñu yar ci def ci ay mbir ñun bu ñu amoon ful la dañuy jàng loolu mais malheureusement déedéet dañ koy jàng répertorier ko classé ko tabax ci ñun ay université yar ci sunu njaboot mais defuñu ko ba sunu njaboot gi ñuy jàngal bu ñu demee dañuy jël maneen maam moo xam ne laneen la doon wax bu dee la muy wax dëgg la sax du sunu dëgg ñun déedéet wax effectivement maanaam contexte yi bokkul effectivement rawatina nag bu fekkee la muy wax laneen la ñu boole ko jàngal ñu ko indil ñu ko man daal foofu ñàkk fayda mais loolu ci lu wér ñàkk fayda man wax naa loolu kay kenn du ko ndax boo gisee programme salafiyya bi nga xam moo am maanaam ñëpp xam nañ ne ki yoon Ibnu Taymiyya
salafiste yi moom daanaka ci moom la daanaka pensé yu bare ak téeréem yu bare ci la mën a bi gën a sukkandiku ndax Arabie Saoudite sax boo demee ñoom loolu la ñuy wax ñu ngi sukkandiku ci ngiru Ibnu Taymiyya moo xam Muhammad ibn Abdul Wahhab moo gën a maanaam yeesalaat mbir mi boo gisee boo demee Arabie Saoudite ñaari pouvoir fi nekk pouvoir spirituel ak temporel maanaam spirituel bi mooy al cheikh yi mooy ñi nga xam maam yi ñoom mooy Muhammad ibn Wahhab ak i doomam ñooñu ba léegi boo demee gars yi bu ñu waxtaan ci suñu groupe yi yëpp loolu lañ leen wax maanaam ñoom Ibnu Taymiyya ak Muhammad ibn Abdul Wahhab seen manhaj lañ jaar seen méthode bi ñu yare ñoom lañ topp am nañ ci droit waaw d'accord mooy am nañ droit waaye li nga wax léegi mooy ñun ñoo war a am droit ñun waaw ñun moom xam nga waaye nag mooy li nga wax léegi rek xam nga xeeb sa bopp ci nit ku jàpp ne maanaam daana ko wax naa ne islam du dëkk bu ñu ko fekk wala nit kuñ ne moom rek moo ko mën a police déedéet l'islam dégg-dégg la kenn du ne Arabie Saoudite rek fa la l'islam dëgg la loolu Cheikh Ahmad Bamba sa maam waaw liggéeyam yëpp loolu la woon nga baal ma tuuti ma gaaral la tuuti ci doctrine Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Ahmad Bamba daf fi fekkoon àddina monde islamique boo xam ni arab yi ñooy xalaat ñooy rëdd aw yoon kenn amul droit xalaat kenn amul droit rëdd loolu la fekkoon tegal sa baaraam foofu mu fekkaat fi monde boo xam ni kuy dund gëmuñu la ku dee ku yàgg lañ gëm ku yàggul gëmuñu la mu liggéey téere ni muy Masaalikul Jinaan mi wax ca introduction ba ni sama téere bi bu ko xeeb bañ koo jël ndax nekk gi ma bokk ci nit ñu ñuul ñi wala yasudduka madal azmani an axdihi kawni min as-Sudan id laa yuwajjibu sawaadul jismi safahatal fata wa suu al fahmi wallaahi c'est-à-dire hégémonie arabe boobu nga xam ne moom lañu jëloon mu góor ci kaw l'islam hégémonie boobu dafa war a toj ñaareel bi mooy wala tanaasa xiina nazmi tasdari nas xadiis ummati kal matari maanaam nit ñi dañoo jàppoon ni li ñuy wax salaf maanaam mbaax ci gannaaw rek lay féete du féete tey du féete kanam mu ni leen kon nag nit mën naa mujj ñëw ba pare gën mu misaale ko ci ab taw mu ni fa tallu qad yabdu amaamal wabli wal fadlu lil waabili laa lil talli donc ñun bu ñu déggoon suñuy maam Cheikh Ahmadou Bamba daf doon islaax loolu laa mën a tuddee bët di nit ku ñuul xoole woon monde islamique ak ni mu tabaaya maanaam al toppe di nit ku ñuul nekk woon xam ni dem ci yàlla la ñëpp war a defandoo suñ fa jógee nag dellu siwaat ci yàlla nañuy xalaate méthode ya dafa war a dëppoo ak nañuy dundee ci suñu réew yañ nekk islam mooy réforme ko réforme waaw mais ñu baal ma ci sadaxlu boobu sëñ maam Cheikh Mbacke fi nekk rek moo tax ma ñemee këf am na ci solo parce que diine ji sax à la base borom xoolee borom xam-xam yu bëri nekku ñoon ay arab waaw effectivement surtout waaw dëgg nekku ñoon ay arab ay ajami lañu ci côté yëpp ñoom sax arab yi ajami lañu maanaam ay étranger yoo xam ne nekkuñu pourtant ñooñu wax dañuy reconnaître lañ leen mais fi toll pour nga gis nit ku ñuul ku naari ba ni may wax yow nii nit ku ñuul koo xam ne savant la bu xam te bari nañ loolu bind nañu ay téere nit ñuul ñi waaye naari sax pour ñu ñëw sax monde Afrique di gëstu ba xam ñi xam nañ diine wala xamuñu diine te bu ñu ko defoon dana xam ne bu ñëwoon yebal seen chercheurs yi wala gars yi xool dana xam ne nit ñu ñuul yaa ngi bind nañ lu ne waaye xalaatuñ ko xëy na xam nañ ko sax waaye dañ ko négligé sax dañ naan xëy na nit ñu ñuul ñi mënuñ ñoo wax ñun lu ñu xamul ci suñu effectivement loolu nag la ñuy dem ba gëmloo ko ki nga xam ne ab sénégalais sax jàng ci ñoom dañuy gëm ne ñoom dañoo war a ñëw jël fee diine ñëw yeesal ko fi waaye ñii sax seen diine daa manqué ñoom loolu am na ñoo xam dañuy dem ba naan mag ñi téere ak su doon ci ñoom ak dañoo juumoon dañoo def nangam ak sëñ bi ñoo bokk dëkk Kajoor ak ñàkk fayda dong la loolu la ñàkk fayda la nit li la yàlla jox da nga koy fonk ñàkk fayda waaye tamit ak bëgg xaalis waaw loolu ngi ci xaalis ngi ci ndax financement yi ni nga ko waxee léegi financement dafa nekk lu garaaw mën naa def lu ne mën naa def loolu lu ne boo gisee américains yi bi ñu bëgg dakkal affaire terrorisme yi dañoo weñ Arabie Saoudite dañoo weñ seen loxo ne financement yi dañu ko dakkal Qatar dañoo weñ seen loxo ne financement yi dañu ko dakkal ndax gis nañu financement yooyu moo gën a maanaam yaatal tasaare indi woon na coow seen biir sax diggante Arabie Saoudite ak Qatar parce que ñu doon accusé Qatar ne dañuy jàppale ay groupe terroriste ak yu ni mel dañuy jàppale loolu xaalis mën naa def loolu lu ne nit ki lu ne mooy li nga wax léegi rek Sénégal yi ñu bëgg xaalis dañ ko xool ci wàllu politique bi langue politique gis nga gars yi ni va-et-vient yi transhumance yi ñu ngi leen gisee dara yóbbu rek lu bëgg xaalis kese bëgg nguur bëgg pouvoir ak xaalis moo la ko yóbbu tey jii ku waaye lu mu jàpp tey boo indoon sa xaalis teg ko
damay wax téeméeri Sénégal bu leen jëloon baax nañ lool nag macha allah yaatu nañ lool intelligent nañu waaye téeméer bu leen jëloon teg ay millions ne diw bàyyi li kaay jàpp ma léegi nga bàyyi ko par di ko layal nag loolu moo am mooy jikko Sénégal dañu bëgg xaalis ba tax xaalis mën nañoo def loolu lu ne wala yaasu billahi taala donc gis nga wàllu njabar geeg gis nga wàllu lu ne dañ ciy gis ne bu ci xaalis dugg rek dañuy daal récupérer nit ñi rawatina wàllu diine kon diine léegi bu fekkee ne dañ laa théorie nag gëmloo ne la xadis lii la leela nangam la lii mooy lu baax nangam ba pare ne la xaalis a ngi nii nag daawo bi saare ko mais kooku mën ngaa def lu ne donc xaalis boobu bokk na ci li nga xam ne ay borom xam-xam la xam nañ ne lii tasaw bii ma ngi doon dund tasaw bu baax la xam nañ ne tasaw sunni la waaye comme xaalis teg na programme teg nañ xaalis faaw ñu tàbbi ci xaalis boobu donc moo waral ñu baree bari am na ñoo xam sax duggaan nañ génnaat mais maam Cheikh am na nag benn problème boo xam ni waaw ñun neen la dañ koy wax ñun Sénégal ñun tam dañoo sàggane suñu bopp waaw damaa fekke Touba benn histoire bu ma naqari benn waaye boo xam sama mbokk la dafa indi ca daara yi lu fa bokk ñu koy coow am ay sëriñ yu ko fekke man leen yéen daal damaa bëgg a tëjoog yéen ma tëjoog sëriñ sa nañu ma ko baal nag bu ñu ma dee dégg man leen gis nga yéen lu ñu dal yéen ñu ko teg leen suñuy maam bàyyi le yéen ay voix autorisée yi bu ñu waxee ñu déglu leen est-ce que daara yi ne ci réew mii dëkk bii tegal ngeen ko programme ni nii ngeen di yare sëñ Touba jàngaloon nañu ni ñuy ay teggi andi woon na nax jo xadaal xaaji tasawuf yi maanaam yi ngeen wax yëpp di ko jooytu yëpp sëñ Touba bind na ci bu ci ne baat boo bind na ci fukki téere ngeen teg ko fële yéen liggéeyu leen pour teg suñu réew mi ci maam yi lim fi nekkee te dëkk yëpp naka ci yam Touba ak Tiwaawan a ci yam coow li dañ naan sëñ Touba Alaaji Maalik dañ koy wax ci suñu làmme mais soo demee ca école ya ak daara ya mën na hëj ya mag ngi doon jàngale ñu bind ko def ko mu nekk un programme ñu ni ñun kat suñuy maam ci nii lañ daan doxe élève bu ñuy jàngal di la yar daara yi aju ci kër gi lii lañ leen di jox ñu def ko def ci ay séminaire jàngal ko ustaas ya jàngal leen ko ñu ni kat lii mooy yar bi maanaam yoonu murit masalan boo demee Touba am na junniy daara ak ñaari téeméer ak nangam junniy daara laa la ak ñaari téeméer ak nangam mais junniy daara ak ñaari téeméer ak nangam yooyu amul benn programme bu leen boole nañu waxante dëgg amul programme bu leen boole daal boo xam ne bii amul loo xam ne dañoo toog ñu ni programme bii lii moo dëpp comme ni mu amee ci école yi sëñ Touba daara jam yoroon daara ja sëñ Amsatu Jaxate yoroon jànge ci ñu bari ci ay njabootam daara ja sëñ Daam Rahmaan Lo yoroon daara ja sëriñ Mbàkke Buso yoroon ñooñu nga xam ne ay ñooy sëriñ daara yi dëkk ba nañu yore woon daara est-ce que loolu bind nañ ko di ko doxale loolu sax maa jàpp ne loolu dañ ko war a wutal sax programme ab liggéey la liggéey bu loolu laaj na émission loolu laaj na émission waaw laaj na émission yooyu ñu koy souligner ndax loolu da wax lu am solo loo xam ne dafa laaj ñu wutal ko ay émission yu yaatu nga xam ne spécial pour waxtaan ci problème yooyu problématique bi nga xam ne am na ci biir doomu daara ak nangam non macha allah ñu ngi leen ci encouragé baax a baax waaye pour revenir daat ci sunu waxtaan bi tasawuf bi ak AIS bi nga xam moo tax ñu kon mën naa wax ne ci contexte yu mel noonu donc ci lañ taxawale kuréel gi AIS association pour le soufisme daal di bi ñu jógee nag yaa ngi fàttali sëñ Sidi Maxtaar yàlla ko yàlla doon leer bi mu njëkkee toog ci xilaafa li mu njëkk wax bëgg dama dégg murit wala xaadir wala tijaan ndax dañu dund contexte boo xam ne gis nga lu tuuti rek mën noo jaxase réew mi waaw waaye xalif yi waaw mi ngi noonu waaye suñu xalif généraux yi yàlla dimbali ñu nekk ñu mat ñoo xam ne sëñ Sidi Maxtaar keroog bi mu taxawee ci Touba di tudd si turu Sidi Hadj Malick Sy di tudd murit ak xaadir ak tijaan booba contexte boobu lu jafe woon na waaye xam na responsabilité bi ko yàlla suma gàcc ci kawam xam na nit bala moo mën a jàmm yàlla suma faaw nga am jàmm te jàmm ji mi ngi amee ci tariixee ànd nekk benn donc bu def récit mu def discours boobu sëñ Abdou Aziz Ami ñëw feelu ko fekke si ko ci discours bi mel noonu te maanaam boo xoolee jamono boobu xalif généraux yi fi nekkoon ñëpp macha allah tabaraka la dañu ràbbante woon joxante benn loxo ñu ne nag ñun comme ay ndaw lañ di seen i doom di seen i sët kilifa kàddoom la am waaye bu ñu ko mënee appliquer wala teg ko ci raay bi mu dox njaboot gi ñoo ko mën def lu mel noonu comme ñoom dañoo wax nag ñun nañ pratique ñoom dañoo wax waaye ñun nañ pratique ci lañ amee nag xalaat bi kon ba 2015 bi nga xam ne nekk nañ ci réseaux sociaux yi di défendre réseaux sociaux yi li njëkk commencé di défendre di bindante arabisant ñi xam naa ñi may déglu te bokkoon ñooñu daa xam li may wax donc dañ daan bind arabe naan jug leen nangam débat yu intéressant sax waaw macha allah débat intéressant lañu daan def fexe ba pousse leen tuuti ci laa jóg ne nag kon léegi nag jot na sëkk ma génn ko sur le terrain nag ndax nekkut lu ñu làq ndax réseaux sociaux yi lu nëbb lay doon am na loo xam lu garaaw léegi ni ci am bu ñu ko feeñoon mu doy waar ma ne kon war nañu koo génn nag ci biti créé kuréel goo xam ne murit xaadir yaan ñëpp ci nekk bi ñu ko taxawale 2015 nag ci lañ fexe ba état du Sénégal jox ñu récépissé donc ñu commencé liggéey def nañ tournée boo xam ne dañoo wër xalifa généraux yi fi nekkoon ñëpp jamono boobu ba léegi boo jàppee YouTube visite de l'AIS à Tivaouane wala à Touba wala Kaolack da nga ko gis Google bi ñu demee maa ngi fàttali ñu ngi njëkk a jaar fii ci Thiès lañ njëkkoon a jaar waa kër Sëñ Ahmad Baro Njegéen bi ñu fa jógee kon ne dem Tivaouane
astafurlah ba ñu fa gën a jóge dañoo dem maanaam Ndiassane kon ne fa dem Touba kon ne fa teewaaw nañ mujj woon ndax booba programme Serigne Abdou Aziz Amine ni mu doxee woon la moo tax calendrier bi ak xeet mel noonu mais may fàttali bi ñëwee Serigne Abdou Aziz Amine bi ñëwee di ko ziyaar si keroog bi nga xam ne fekk nañ ko ba jàng leetar bi nga xam ne moo tënk objectif AIS li fi moo a jëm ba pare maanaam moom bi mu jëlee discours sax li mu njëkk wax dane man de waxuma seen i objectif waxuma lu ngeen bëgg a def waxuma lu ngeen bëgg a jëm kanam waaye mbooloo mi ma gis ngeen toog sama salle te booba ñëpp ànd mu xaaj Tijaan ñëpp ànd comme ngeen ñu gis rek bu ñu liggéey saa su ne ngeen ñu gis ñëpp ànd nekk benn ñi jóge Kaolack ñi jóge Touba Tivaouane ñëpp keroog ñoo toog ci salam bi mu daal ne mbooloo mi may gis rek yéen de bu ngeen amoon benn objectif ci pour liggéeyal mag ñi ak liggéeyal lislaam ak tasawuf seen ànd bi rek dàq na seen i noonu ànd bi ngeen ànd rek bu ngeen def chaque année sax ngeen daje yéen ñëpp ngeen tooga ni rek dàq na seen i noonu donc gis nga fi mu doon gis rek gis na ne maanaam mbir mi du ay théorie kese waaye pratique da ci war am nit ñi dañoo war a di gisee dañoo war di toog bu ñu gisee tey murid bi Tijaan da war nekk ci kanam watam xaadir nekk ci watam ñuy toog di waxtaan sax di kaf ak ree donc loolu image la yoo xam day wax image la yoo xam ne noonu yi nga xam ne bëgg nañoo disperser wala bëgg nañoo tàqale wala taalib yi nga xam ne dañoo xër dañoo maanaam nañu ko bëgg dañoo fanatique de trop nga xam ne xooluñu lu dul seen penc mi nekk bu ñu gisee maam Cheikh Mbacke toog Sidi Ahmed Si toog sëñ Amdi Kunta toog sëñ Babacar Si sëñ Ahmed Khalifa Niass toog ñu toog di waxtaan di national ndokkinoo ñooñu daan dem ba sax extrémisme boobu xam ne wala boog demee fanatique moom boo xam ne nekk na ci ñoom mën naa wàññeeku tuuti lu dëgg kon loolu ay image la yoo xam ne macha allah taala loolu jóge suñu si waxtaan bi ñëwee kasaalika moom comme loolu doon woote moom tey mu bëgg ci lool ñoo ñëpp wax dëgg yàlla kontaan ci kontaan ko xam kenn mënu ko wax ca loolu nag lañ jógee nag ne am na ñaari mbir lañ am comme ñun xeex bi ñu xeex état moo ko waroon xeex ni ma ko waxee léegi boo gisee France ba léegi terrorisme ñu jekk-jekk attentat di rey di def nangam mais pourtant France fexe nañ ba gars yi école islamique nekku fa jàkk yi fexe nañ ba ñuy xutba léegi duñ xutba yu extrême duñ ko defeti mais fan la gars yi jaaree ba tax ñu jekk-jekk gis doomi France jug di def ay attentat te ñu koy def ay musulmans la ñu doon donc via réseaux sociaux lañ jaar internet lañ jaar ndax bu fekkee benn waaye daa nekk boo xam ne ci Daesh da bokk nekk ca Irak def discours am bu garaaw te dañoo mën a wax mu jaar ci internet bi ñëw nga léegi toog sa nekk chambre wala toog sa studio fi nga nekk étudiant di jàng yow yaa ngi jàng waaye yaa ngi koy digluwaale mu lay endoctriné mu lay def nangam booy jékki-jékki jug di explosé kenn du la téye te waaye bu pourtant waa France bu fekkoon ne am nañ nag état baa ngay liggéey waaye am nañ ñoo xam ne ay doomi français yoo xam ne xam nañ l'islam pire comme ni ko ñooy defee ba pare ñu nekk ñoom tamit ci biir France di def ay audio di def ay vidéo di ko tasaarewaat loolu mooy déconstruction du discours terroriste bu boobaa France mën nañu mucc lee ñun nag Sénégal loolu yàlla dimbali li may wax Cheikh Taïb xam nañ dara ñun bi ñu jógee dañoo attaqué réseaux sociaux yi internet bi dama ne gars yi dëgg la télévision yi baax na lépp baax na waaye nañ dugg ci réseaux sociaux yi fi gars yi nekk di envoyé seeni message di def ay vidéo ak di def ay xutba ak ay waaraate moo xam ci olof la wala ci arabe la nañ fa dem ñun fekk leen foofa message bi ñu indi ñu capté ko décortiquer ko bu laajee ak leer ñu leeral ko bu laajee lam wax lu jàdd yoon ñu tegaat ko ci raay ba leeralaat xamalaat Sénégal yi donc loolu lañu yàlla dimbalee ba réseaux sociaux yi alhamdulillahi rabbil alamin mbooleem ku ma tasawuf moo xam tijaan wala murid wala xaadir nga donte xamoo woon sax sa diine jàngoo woon waaye xam nga ne tasawuf mooy li nga xam ne moom rek moo mën a sawee lislaam moo mën a sawee diine dem nga xam ne tasawuf nekk wóote mooy ihsaan mooy rafetal dem nga ba xam ne tasawuf nekk mooy jikko yéen tasawuf làmboon mooy yërmaane miséricorde maanaam am lépp loolu dem nañ ba nit ñi xam ko léegi xam nañ ne mag ñi kat tolérance yooyu yëpp effectivement yooyu yëpp ñu xam ko donc ñun AIS côté boobu lañ liggéey vraiment liggéey boo xam ne nëbbuur kenn ñëpp gis nañ ko am nañ ay compte YouTube léegi dama ko bëggoon laaj waaw jërëjëf lan mooy jafe-jafe ay AIS fu ñu jëm parce que non umma bi sax fii dafa am ay jafe-jafe waaw mais parce que li mu doon wax léegi ba ñu toogee ci saalu Al Amine bi dafa indi sama xel loo xamante ni lii xëy na war nañ cee taxaw parce que xam nga nit ñi dafa am nu ñuy gisee affaire yi xam nga bu nekkee ci association bi wala ñu nekk ci këru diine yi am na nu ñuy gisee mais opinion publique bi peuple bi am na tam ay éléments yoo xam ne dañ koy gis xëy na dañuy am perception boo xamante ne bi baaxul ci mbir mi bu ñu gisee par exemple ñu war a séntu weer ñii jaar fii ñii jaar fële après ñu bëgg woote mbooloo ay tasawuf ak yooyu day doy war parce que c'est-à-dire que unité bi communauté bi war a am ci réew mi ñuy régler ay problèmes yoo xamante ni ñun dañ ko am suñu biir ñu toog waxtaane ko wuti solution pour avancer may gën a jege tuuti man dama gën a gëm al islaahu daaxili ci alhujumul xaariji maanaam ñun suñu bopp ça il faut nga traduire aussi xam nga Cheikh Taïb li mooy boole islaahu daaxili waaw loolu laay firi ñun suñu bopp dañoo war a defar suñu biir ndax tasawuf bi nga xam ni ñun moom la ñuy wootee xaqiiqatan dëgg-dëgg jubawuñu ak moom ndax tey boo jëlee Cheikhul Hadj Malick Serigne Touba ñooñu ci balance nañ doon dundee am nañu liggéey bu rëy bu ñu war a def ci yar suñ bopp yar suñ njaboot ci loolu benn affaire la
ndax itam booy xeex yi li daloon Moussa damay ragal mu dal na xam nga Moussa dañu xeex ak Firawna moo Firawna nekk noonu bu garaaw bu doy waar waaye ànd ak ñoo xam ni ñooy njabootam muy banu Israël ñoom it ñu nekk ñu koy tardeel saa yu siqee tànk ñu tardeel ko loolu laay jublu ci diggante diir boobu foofu daal liggéey boobu daal man comprendre xam nga ñun dañoo amoon ay défi ñaari défi mooy défi intérieur extérieur mu nañu ko de taxaddi daaxil wa xaariji loolu ñu am yoo xam ne défi intérieur la yu nekk suñu biir comme ni nga ko waxee nii ñi nga xam ne dañoo jàdd yoon wi Sëriñ Tuubaa doon jàngale yoon wi Seydi Hadji Malick doon yare te boole ci ne ay tijaan wala ay murid lañ di ko woote loolu dafa bari ni nga ko xamee rek musulman yi tey demal ci réew yi naar yi koo wax mu ne Moussa la tudd damay julli damay woor waaye day naan sàngara yaa ngi dégg dañuy way dañuy fubal dañuy def lépp lu ñuy def donc kon loolu ay kii la yoo xam ne foo dem na nga ko fekk waaye nag li ñu mënta nangu mooy nga jël menn mbir moo xam ne dafa laal ci mbir mi dëgg-dëgg mooy ci diine nga di ko askanale Sëriñ Tuubaa wala nga di ko askanale Seydi Hadji Malick ba am noonu mën caa dëgg waaw mën caa jaare pour daaneel waaye am maa sa bàkkaar yoo def nag càggante koo càggan loolu moom nit ñi kenn mënta fexe ba ñëpp jub yàlla rek moo mën a gindi ñëpp tey Sénégal yi amagus néew nañ ci sant yàlla man naa sant yàlla waaye boo demee ci yeneen réew yi naar yi nga gis ñooñu gën a doyar foofu ñooñu gën a kàccoor foofu yeesu bi lay taala loolu dañ ko def Sénégal malgré que po yi bari na ñuy bari waaye nag ñi baax ba léegi donc kon bu dee défi intérieur yi mooy yooyu mooy ñi jàdd yoon inxiraafaat yooyu nga xam dafa am yaa ngi may dégg baax ba am ci ñenn ñu ko de loolu AIS taxaw na ci taxaw wér ndax maa ngi fàttaliku bi nga xamee ne maanaam taxaw nañ kuréel ba mu am 1 an damaa wax gars yi ne leen kenn ku ne sa penc ma nga nekk demal nga delluwaat na nga fa gis ci loo xam ne mag ma wóotu bàyyiwut fa woon te taalib bi bu ko ci dugal moo xam ñi nga xam dañuy woote ñu bees ñi taxawal leen ngeen dénoncé ko leeral ko ba mu jug fa maa ngi fàttaliku am na yu bare bari yoo xam ne xëy na duñ ci jaarat am na yu bare bari yu fi xewoon yoo xam ne Touba amoon na fa problème yaa ngi fàttaliku problème cheikh yi jigéen yooyu nga doon dégg ñoom ñoo ci taxawoon taxaw ca ndax dañoo créé waat beneen patrimoine association de services de patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba donc taxawoon ca maanaam cheikh jigéen waaw cheikh yi jigéen mooy yéen fi déggoon rek jamono yi cheikh yi jigéen yi fi déggoon ñoo dañ leen seexal bu dañoo war a jéblu ci ñoom ñoo def nangam loolu yàgg ay 2016 yi yaa ngi may dégg 2016 2017 donc loolu kenn xamu koon ci l'islam kenn xamu ko ci tasawuf donc ñu jékki-jékki bu ko ñu dugal loolu ñu taxaw nañ maa ngi fàttali ko Kaolack tamit ci ñeseen yi loolu suñu addi sax mi ngi may déglu am na ñu fa génnoon tamit doon tuumaal lenn ci ay taalibaay lañ waaye doon wax loo xam ne dëppwut ak li Alaaji Ibrahima Ñas bind rek daa ànd mais ñoom tamit maa ngi fàttali dama ko woo ne ko lii taxaw leen ci te bañ ko defee ci sensé dañoo daal di gis ñoom ñu daje daal di waxtaan la ñu dindi ko naka noonu lañ ko defee fu ne donc kon yooyu ñu ngi koy dindi waaye nag dafa am bu ñu gën a fitnaal bu ñu gën a sonal mooy défi extérieur bi nga xam ne ñi nga xam bokkuñu tasu bu bare taxaw nañu tasu bu baaxul bokku ci lislaam bokku ci diine donc nag ñooñu nag lañ doon jàmmaar lool boo gàmmoo ñu ne da ngay def bidaa la boo ne barke yenn sens ñu ne yaa ngi shirk ndax tawassul kenn waru ko def kenn déwul def nangam te yëpp wax dëgg yàlla bokku ci diine yenn sensam jàngale ko mu bokk ci mbir yëpp léegi ñoom comme defuñu ko ñu xëy suba ñu yéen di ngeen def da ngeen di bokkaal da ngeen def bidaa te loolu fekk ne ñoom seen wax yi bopp la waaye boo delluwaat ci téere yi lislaam nangu na ko loolu nag def yooyu ñu taxaw te boo xoolee ñu bare bari ci lañ jëlee ci tasu yóbbu leen ci leen waaye xam ne yàlla dimbali ñu ba nga xam ne lu bare bari yàlla may nañu ko dal juróomi simili moo ñu dese kon laaj bi Cheikh Tahir laajoon léegi mooy yan jafe-jafe ngeen am ci liggéey bi waaw dana agsi yow am na question boo laaj tuuti ci wàllu weer weeg yooyu mooy waaw parce que xam nga nit ñi dañuy gis nit ñi diine ñuy wootee booloo ak yu ni mel te bu ay yenn circonstances yi ñëwee bu ñu dem meneen weer yi yàlla nga ñuy dimbali ñu tasaaroo gis yàlla nga ñuy dimbali waaw tasaaroo bi ngeen dégg ci wàllu weer danaa ko wax fii xam ngeen ne tarixa yi murit xaadir tijaan laayeen ñoo fi nekk dañu waxante dëgg rek depuis sëñ Sidi Matar damay wax ne sax problème tey ci julli bi koy julli warut am jafe ndax ixtilaaf mataale yaakaar naa yow jàng ñun ñëpp jàng nañ ko Sénégal ñoo nekk ñoo xam dañuy mel ne saa su nañ gën a yees ci diine dañuy mel ne ñu xamagut diine te en général ñi ngi gis ñu coow bay xaaju dëgg comprendre diine wala boog dañoo bëgg bës rek luñ fi ñu waxee loolu dong lañ bëgg waaye boo comprendre diine mbir mu lu simple la problème bu simple la problème mu doy la ak problème mu maanaam wuute maanaam gox loolu kese la loolu c'est simple nit ki mën ngeen a bokk benn kër ki gis weer yi woor ki yow gisoo ko doyu la doo woor te l'islam yéen ñëpp da ngeen ci am kii kon wuutee goo xëccoo gu ëmb solo waaye yàlla dañoo dimbali ñu réew mi Sénégal mën naa wax ne depuis jamono si Sidi Maxtaar ak Sëriñ Abdou Aziz Amin ñooy murit xaadir tijaan ñooy warandoo ñooy korandoo ba nii may wax ak yow ni tey commission bi nga xam teg nañ ko iyantam jiitu ko tey jii Touba ak Tivaouane ñoo warandoo Kaolack ñoo warandoo Ndiassane ñoo warandoo kon ñi nga xam ne bokku ñoo ñun woor ñooñu moom mooy ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee salafis yi wala sunnit yi ñoom seen jëm bopp am nañu seen commission bopp boo xam ne bañ koy sos ñun waxuñu leen dara waaye ñoom en général nag ñoom ñoo daan def xëy na ren yi at yi sax wàññeeku na tuuti waaye ca gannaaw moom dañu daan def heure bu ñu masaan ne dañuy woor dañuy bëgg Sénégal yëpp woor na te ñoom Arabie Saoudite la ñu àndal di woor donc ñu bëgg ñëpp woor na ñoom bu wóorut ak ñoom ñu xut ba dal sa kaw wala def sa nangam loolu mooy extrémisme religieux boo xam ne moom lañu gis maanaam yow li ma nekk ñëpp dañu ma ci war a fekk si maanaam nanguwuñu wuute
nanguñu wute te ba xool bu njëkk Sénégal affaire yi am mais bu njëkk murid dañ daan julli tey te daan julli tey mais daawul di ko wax ku coow benn xutba doo dem ci benn imam buy xutba ba naan waaw ñun ñu julli tey ñoo am koor gis ngeen ñee julli wuñ doo ko mosu ko dégg Tuubaa mosu ko dégg Tiwaawan nañu waxante dëgg te bañ daawul jullee noonu laa la wax mais léegi ngay gis koo xam ne nangu wut lu mel noonu maanaam moom man maa njëkk woor kon bu may xutba tey àjjuma ji damaa war a dal ci ñu wóoru tey loolu du l'islam loolu du diine. dal moom te waaw loolu l'islam xam nga par exemple fii Sénégal ñi waroon altine ak ñi waroon talaata ñëpp am nañu base légale charia pour ne mën nañoo kii amul benn problème waaye wuute bi ci même réew ak jamono ji ñu toll nii loolu du dara xam nga loolu du dara boo demee loolu moom am na ci loo xam ne tamit état jëm boppam boo demee Maroc gii état dañu war a dugal loxoom loolu ñu ngi liggéey au ministère de l'Intérieur état dañu war a dugal loxoom Mauritanie boo demee Mali gi boo demee dañoo am seen conseil supérieur de l'islam maanaam dañuy war a julleendoo di warandoo majorité bi borom xam-xam yi toog waxtaan. ñun am nañu ko wala amuñu ko. Sénégal amuñu conseil supérieur am na fi ñëwoon Cheikh Ahmed Tidiane Niass ñëw na fi amaguñ ko. xaw ma fàtte naa ban jour la woon dimanche la woon defe naa. waaw mi ngi ko fi doon wax ne Sénégal jot na nag ñu am conseil supérieur. dañ ko war a am man loolu laa d'accord dañ ko war a am bu ñu ko amee ànd ceeg état du Sénégal. ñu ànd ceeg ñoom. tariixa yëpp toog station islamique yëpp toog. ñu waxtaane ñu saytu diine ji ñu saytu ko. bu koor jotatee buñ ko gisee Sénégal gis ko ñu bañ a sukkandiku fenn ay Arabie Saoudite bañ a sukkandiku fenn nag. ndax ñoom seen borom xam Arabie Saoudite seen jëm ba wax nañ ne réew mu ne ak sa gis-gis ak sa gis ñoom seen borom xam boo demee dañ ko wax daaw bi nga xam ne seen borom xam mag da ko wax fële ci Màkka bi ñu ko indee vidéo yi ñu leen ko wan waaye daanaka dañuy sëgg rek wax mais ñoom seen borom xam yi ñuy wax naan nañ sukkandiku Arabie Saoudite ñoom sax dañoo nangul nañu Sénégal yéen ak seen koor ak seen weer borom xam nañ ko masalatu wahdatul matali waaw ak taaddudul matali loolu masala fiqhiyya bu fiqhiyya la loolu simple la mi ngi ci mazhab ku extrême rek moo ci diir moo ci wax waxi genn waxin gi wala moo ci def nangam waaye amut solo mais booloo bi rek lañ ci waaye booloo bi tamit moo gën a rafet waaw moom laa def booloo bi nag li ñu ci mën a dimbali mooy lii mooy état bi dugal ci loxom ñun tamit ñu mën cee liggéey ak état du Sénégal kuréel yëpp toog ñu toog waxtaane ko saytu ko ba xam dañ ko xaatim ba nga xam ne koor bu jote wala wóor bu jote ñun ñëpp war ak yeneen i problème sax yoo xamante ni diine bi soxla na ñu taxaw ci ak yeneen yu bare du weer bi rek alhamdulilah li ñu am Sénégal tamit nañu sant yàlla bala ngaa lakkale yi ngeen wax yëpp am dëgg la dañ ko war a toog waxtaane ko saytu ko xaatim ko teg ko fu leer dañ wudi njëkkandoo di tegandoo di warandoo julleendoo loolu daal mu wax diggal mission moom day am waaye nag ñàkk gi am gi tamit bu mu tax ñenn ji di ci profité bay tam ñenn ñi wala ñenn di ci profité bay wax ñenn ñi leen ndax gis nga fan yi dégg naa benn waaraatekat boo xam du ma tudd turam dem na bay tudd Sëñ Muntaxa naan weer bi feeñee waaw Sëñ Muntaxa wax nañ ko mu ne daa fàttu waaw yàlla kenn warut a gëree ci yàlla di wax waxi ñàkk teggin yoo xam ne kenn mën la wax na la mal demee te kooku pourtant nee na boo xam-xam la boo xam ne ñu ngi koy déglu ci rajo mi wax donc yow bu ñu la bàyyee dañoo war a bàyyi xel ne Sénégal boo nekk oustaz wala imam di waare xamal ne sa chance la day absence rek waaye junni ñu la ëpp xam-xam waaw ña nga toog di la déglu junni ñu la ëpp xam ñu la chance la ci yow nag da nga war a xam-xam nag dafa war a ànd ak ay teggin maanaam ne suñu tubaab nag kasratul ilmi bi ghayri adabin jaalibi wa nakat loolu la si waaw taxam donc xam-xam dafa war a ànd ak ay teggin waaye yow da ngaa war yow micro dañ laa wax ne wala oustaz nga taxaw jàpp ne yow yaa yilif ñëpp léegi yaay imam bi gën a mag léegi weer yi moom buñ ko nga daa tàmbalee dal ci kaw nit ñi loolu garaaw loolu garaaw kon ñoom tamit war nañoo xoolaat seen discours war xoolaat baax a baax xam ne masala bi masala bu simple la li ci des nag mooy état du Sénégal ñëpp ñu ànd ci man ànd naa ci benn idée te rafetlu naa ko conseil national islamique de forum dëgg la dinañ ci waxtaanat xam naa ci émission yi di ñëw waaw incha allah kon ñu yemalee mbir mi foofu ma lay jaajëfal bu baax Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba na ko mais jàpp ko non koor gi non sujet yi dafa am solo kon ma fàttali ni Serigne Mame Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba ma doon sunu gan tey moom mi nga xam ne moo yor association bi ñuy wax association islamique pour servir le soufisme AIS ñu taxawal ko ci atum 2015 te këru diine yi Sénégal yépp bokk ci ñu bokk ko loolu lañ doon waxtaanee donc tey jii ci émission jotaayu mag ñi ma leen di gërëm bu baax ñu àndoon ak Cheikh Tahir Fall ak Ousseynou Mbaye ci technique bi ñu leen di gërëm bu baax ci déglu bi ñu leen di jox dig daje suba ci seen beneen émission jotaayu mag ñi جلطة جتني وغلطة إني أحطها بقلبي يسار ثاني راح ونساني ذاك اللي ناني وزاد الجراح جلطة جتني وغلطة إني أحطها يا ما كنت